alhamdulilah bismillah inna waliyallah ginnaaw bi ñu sant yàlla julli sang-sang yi maa ngi gërëm sumay ñaari waajur bu baax a baax di ñaanal suma waajur bu jigéen mu yàgg fi loolu te wér di ko ñaanal suma waajur bu jigéen di ñaanal aussi suma waajur bu góor fi mu nekk gënal ko fii di ko ñaanal aussi képp ku waajuram laaxu ñu ngi leen di fay. jërëjëf ginnaaw ni rafet yu sell yooyu nga def ñu ngi lay fay bu baax a baax waa diaspora bi lay déglu ñu ngi lay bàyyi xel du ma bëggoon a xam d'abord sama première question dama koy jagleel kan mooy Doomu Dangu. waaw comme ni ñu koy waxee rek balaa may sori si aussi si nuyoo bi damay nuyu aussi suma grand bi nga xam ne moom laa toog tey jii këram muy salon muy Mbaye Sall suma xarit la du sax suma mag suma lépp la suma xarit ak suma ñaari frère yi nga xam ne moom laa àndal aussi Thiandoum ak Mass Samba waaw di nuyu suma staff yëpp mën nañu ñoo ngi nuyu ñëpp daal waaw Doomu Dangu moom benn tout tànk la bu nekk Tëngéej xam nga di yëngu ci wàllu làmb waaw defagum 20 combats 16 victoires 4 défaites. jërëjëf nee nga tout tànk mais yaa ngi tojate làmb ji d'après comme ni ma ko mën a waxee Doomu Dangu bi fan la jógee dama ko bëggoon a xam ku la ko dubbi ak fan la jógee. loolu lu fierté la bu ñu ciy wax ci Doomu Dangu parce que ku xam Dangu wala ku xam làmb dëgg suñu ne la Dangu rek sa xel dina am fu mu dem muy quartier historique la ñu nekk aussi dëkk fa nekk ay doomi Dangu aussi ñuy dem ci làmb ñu ne rafet na ñu représenté suñu quartier rawatina Tëngéej ci làmb loolu moo indi Doomu Dangu bi maanaam quartier la quartier cosaan la quartier historique la loolu moo indi Doomu Dangu bi te effectivement ay doomam lañ. lan moo la poussé nga dugg ci làmb da nga ko choisir comme métier wala loo xamante ne ndono la wala da nga koo bëgg rek farat ci dugg ci. ñaar yi nga wax yëpp a ngi ci ndono moo ngi ci bëgg-bëgg moo ngi ci boo xoolee ñun Dangu moom ku fa dëkk rek dëkku làmb la wala dëkku sport la mu nekk aussi loo xam ne tey jii comme lu ñuy gën a dem rek ñu dem ba gëm ne aussi lii mën nañ ci réussir donc ñu ñaar yëpp a ngi ci deret a ngi ci parce que soo ne Dangu ci làmb wala soo ne Tëngéej di nga wax Songaan Géej te ñooñu suñuy maam lañ donc deret a ngi ci bëgg-bëgg aussi moo ngi ci. Doomu Dangu est-ce que def nga mbapat comme ni yeneen mbir yi ñu koy faral def balaa ñu dugg ci lutte avec frappe. waaw bu baax sax bu baax a baax boo xoolee tey jii boo xoolee mbëru Ndakaaru dëgg te Tëngéej ci Ndakaaru la bokk boo xoolee mbëru Ndakaaru dëgg bariwul lu muy mbapatee fii peut-être fi ñu dëkk Tëngéej fépp fu làmb mos a am moom bëri nañ fa ak àll bi côté Thiès ak yëpp bëri nañ fa mais yàlla deful ñu am chance dem Dakar bëri ji parce que dañoo teel a am tour si bëri dóor te si leen gën a concentré wu tamit. ndax jàpp nga ñaata victoire nga ci jot a am ak défaite. Mbapat non mënuma ko compter nag parce que bëri nañ ci ay yooni waaw. ci biir mbapat bi ndax am na koo xamante ni jamono yi ngeen ci bëri mu ngi tojate jamono yii ni actuellement doon koo xam ne ñu ngi def te jot ngeen a laale ci mbapat. waaw làmb moom xam nga ay génération lañ boo xoolee comme li ma la nii ñun bi ñu bëri mbapat tey ji bon lu si bëri ay waa Tëngéej ñun suñu biir ñoo doon bëri suñu biir ñuy daanante ngay daan ñu lay daan du ñàkk nag am na ay mbër comme ku si mel nii tigre bu samoon ñëwoon na fi aussi mais yàlla def na bon suñuy mag la ñoom bi ñuy bëree quoi am na ay yeneen mbër nag aussi dañ leen di fàtte quoi mais am na ay yeneen mbër yoo xam ne dëkkuñu woon Tëngéej te doon nañ bëri suñu biir. mbapat li ci laay desandi tuuti bokk nga ci mbër yi daan gën ci biti di tojate ñu tegal leen ay tournoi nga bokk ci nga xam ne di nga joŋante ba jot ci say drapeau. non man yàlla ma suturaal nag mosuma bokk si dara mujj ci làmb bu ma si dem sa ñey mujj si laay bokk su ma ko jëlul lu mu bon danaa taxaw ba demi final yàlla moo ñu suturaale woon loolu nag te ba léegi nii lépp lu ñu bokk rek yàlla da siy teg loxo. am na solo su bëree mu neex comme ni ma leen koy waxee su tuusee aussi mu neex dañuy dugg ci lutte avec frappe du ma ne lutte avec frappe suñu xel day dem ci bëri dóor foofu du ma doon laaj de maanaam bëgg a xam ñaata combat nga jot a def ci lutte avec frappe bi. ba fi may waxee ñaata victoire nga ci am ak ñaata défaite. maa ngi defagum 20 combats. def 16 victoires am 4 défaites. voilà defagum ci lutte avec frappe. ñan nga ci xamante ni ñoo xam ne ñi nga ci jot a daan toog bi nga leen di daan combat bi doon woon combat boo xamante ni yomboon na ci yow. waaw làmb moom comme ni koy waxee rek xam nga làmb moom. da ngay préparer lépp des fois nga préparer lu metti nga dem mu yomb nga des fois nga préparer lu yomb nga dem mu metti man suma combat yëpp yëgaguma combat bu metti si man parce que la ma war a def rek laay def
bu gaawee baax na bu yéexee baax na donc man combat amul benn combat boo xam ne day yomb ci man parce que wàccaay bi mooy metti quoi. nombre de victoire bi mën nga maa citer quelque ci ñi nga ci jot a jàpp. ñëpp mën naa la citer 3 dernières sorties yi nga xam ne moom laa def yàlla suturaal ma si yëpp aussi may ma ci ndam muy Farouche moo mujjee bërël yàlla may ma ndam ci kawam ñax jariñu bi ma mujjee bërël yàlla may ma ndam ci kawam ak soxu ainsi de suite bari na quoi bu ñuy lim xam nga 6 victoire nekkul lu ndaw si fi ñu toll quoi donc bu ñuy lim du jeex quoi amuñu sax habitude bu bëre ba pare daan nit toog di ko waxaat parce que ñun lu ñu paase rek paase nañ ko waaw ñooñu ñi nga ci jot a daan kan ak kan nga ci mën a dellusiwaat. limal naa la ñett soxu maa la limal ñi ma mujjee laa la limal quoi limal naa la soxu ñaxa jariñu Farouche naaru sogas Nandi Fall Marley xam nga alamtaar Vandam du jeex quoi du jeex waaw ay boy Malika xam nga ay kuña ñooñu ñëpp bëri na yàlla may ñu ndam ci kawam ay dun xaaf bari na daal. ñooñ nga ma jotul limal dama del siwaat ci benn combat mu di sa combat ak sox mu di combat bu neex bëri bu xaw na tarto xaw a yàgg yàlla mujj la ci am may ndam combat boobu nu mu def noonu moo ma ko mën a jàngatal day ma ci doon del si analyse. combat boobu yàlla def na dañ duggoon ci kalaaf ñëpp jox ñu ne ñooy favori ñu ñëw salaamaaleykum aussi xam nga def faux pas donc ñun ak ku ñu manti woon tegal du soxu ku ñu manti woon tegal rek dañu waroon am ndam yàlla dama dimbali man suma carrière ma suma teg la ñaari défaite yàlla moo ma dimbalee loolu quoi ñu jugoon aussi ci défaite boo xam ne kenn yaakaaruñ ko woon ci ñun ñu dem xam suñu bopp aussi xam ne waruñu ñëwaat di luppe ñu dem liggéey aussi comme li ñu daan liggéey yokk lépp ñëw aussi combat bi ak lu mënte am rek ñu ne dañuy am ndam aussi mu nekkoon combat boo xam ne yombul woon parce que bi muy bëreex man su ma juumu si ay victoire la jógee donc yàlla may ñu ndam ci kawam aussi moom muy jàmbaar donc dañu si sant yàlla rek. damay dellusiwaat ci sa combat yaa Farouche. mu doon combat boo xam ne dafa xaw a gaaw. combat bi nu mu demee noonu doo ma ko doon jàngatal. non mooy comme li ma la waxee rek man dara du yomb ci man parce que la may liggéey des fois xam nga sooy la may daj entraînement. mooy gën a métti foofu la may fekk géew donc man lépp lu nekk ci géew rek du ma yéem quoi mu yeex mu gaaw yëpp man bépp bu si am rek su ma ama si benn problème quoi parce que man noonu laay liggéeyee. ñuy commentaire ci internet bi doo waxee ñu ne gaucher bi moom jar nay moytu gaucher bi dafa saf lan moo ne ci gaucher bi. dara li nekk koo ko xasa kii moom. non dara nekku si yàlla xam na ko mu ni mbëri li liggéeyee loolu laay liggéeyee. waaw loolu c'est parce que dafay tomber rek 3 dernières sorties yëpp mu nekk ay combats yoo xam ne dafay laaj xeex quoi mënul bañ a ñàkk xeex parce que combat mooy demee noonu des fois da nga am adversaire boo xam ne il faut nga xeex ba pare soog a bëri yàlla def na ñu xeex avant ñuy bëri sax yàlla may ñu ci ndam quoi ñu koy sant yàlla bu baax a baax mais dara amu ci ni gauche bi mën a ñëwee noonu la droite bi mën a ñëwee quoi dafay tomber rek waaw. nga dem si laat nag sa combat yaa Ramdan. waaw comme li ma la wax ni mooy suma premier combat ci classe mu nekkoon combat boo xam ne liggéey nañ ci li ñu war a liggéey la ñu liggéey bi ñuy daan sox ñu nag Ramdan loolu la ñu liggéey mais làmb moom noonu la des fois il faut ngay juum pour xamaat fa ngay taxaw loolu day am quoi làmb la boo xam ne aussi boo ñu xoolee façon bi ñu bëree sax da ngay xam ne peut-être def nañ ay erreurs techniques yu bëri ci combat bi yàlla def aussi suñu adversaire saisir ko yàlla may ko ndam suñu kaw mais nekkul loo xam ne dafa ubbi suñu bët rek yooyu dafa gën a ubbi sumay bët parce que vu défaite la boo xam ne yéena ma ci lu bari daal waaw yéena ma ci lu bari làmb nag mënul ñàkk daanu di am mais xam nañ ne peut-être défaite yooyu dinañ ko éviter daal. doomu Dangu saison bi tëj na jamono yi yéen a ngi ci lan comme balaa saison bi commencé waat am na foo xam ne aussi di ngeen préparé waat balaa saison bi di commencé. waaw xam nga làmb moom comme ni ñu koy waxee biir saison si biti saison nga koy préparé te boo xoolee saison bi bu mu tëjee ak bu mu tijjee tey suba lay mat bi mu tëjee ak léegi suba lay mat une semaine mercredi passé la tëj donc échange bi si li ñu nekk mooy noppalaku siyaar ak gërëm aussi ñi nga xam ne dañ doon ñu jàppale ñëpp échange bi si loolu lañ nekk ak noppalaku ñu noppalaku nag ba pare dañu am entraîneur yoo xam ne ñoo ñuy wax li ñu war a noppalaku ak li ñu war a def donc moment bi si moment noppalaku lañ nekk waaw si lañ nekk daal. yéen a ngi ci entraînement yi ba léegi. non échange bi maa ngi noppalaku nag entraînement ma ko waaw maa ngi noppalaku. donte tëj na bientôt léegi mu tijjiwaat du yàgg dara. sa kii maanaam sa bët foo ko teg fi mu ne nii kan nga xalaat ne fi mu ne nii du saison bi commencé woon soxla woon nga pour ñu mën ko kii. non du jeex loolu moom dafa bari parce que làmb moom yii moo fi am moom laa leex làmb da ngay daan dem ñu daan la nga arrière
nga match nul taxaw te wax dëgg yàlla boo xoolee man su may fay combat yëpp suma catégorie laa ko def donc te làmb nekkul ci benn génération dafay jaadu surtout boo defee comme palmarès yi ma def man su may moroom tey jii amul benn moroom boo xam ne war nañ ma ko mën a citer ñu war a mën a bëri ñi nekk sama kanam sax palmarès ba ma am wala dama def sa làmb defuñu ko donc dafay jaadu ñoom mu neex leen ñu bëreex man mu naxari leen ñu bëreex man loolu dafa logique quoi. saa yi doo ma doon citer ñi ngay laaj kan ak kan la actuellement. non xam nga laajte sax dafa xaw a doy waar ci làmb. ñi nga soxla ñu kii parce que xamul tax yow koo dama may bàyyi yow nga proposer may adversaire mais ñi si kanam koo si teg palmarès am teg si sama palmarès sama bos mooy gën bosam. beneen bi mooy képp ku si taxaw ma taxaw li nekk ci man ci làmb nekkul ci ñoom ci làmb donc man du ma défier koo xam ne def fi la ma def leen naay am dañ lay njëkk a bëri rek loolu mooy am quoi awma kenn ku ma xam ne damay défier ak moom mais dama ne am na combat yoo xam ne moom wax dëgg yàlla man dama cee doyal damay combat choc laa bëgg bokk combat boo xam ne dañ naan lii mooy combat xam nga li ma la wax mais jël combat boo xam ne da ngay nekk largement favori soo lee si ndog dalee sax dafay metti xam nga li ma la wax l'essentiel daal comme ni ma ko wax ñoom su may morom lañ dañ maa njëkk a bëri rek moo tax ñu bëri ko ñu bëreef ñu ma bëreegul man awma kenn ku ma siy tudd waaye ku dégg li may wax samay adversaire instant bi xam nañ seen bopp mun neex leen ñu bëre mun na xari leen ñu bëre parce que wane naa ci làmb loolu ci lépp nag. tegg bi ma gis ci yeneen kii est-ce que am na fi comme ça ñi laay bëreel bedd ñeneen ñi du ma bëreeg ñi ndax dama. non boo xoolee dégg li ma la man def naa 20 combats yëpp suma génération laa bëreel donc tey wax naa la ko carrière du suñ doo ko def si benn génération c'est-à-dire da ngay bëri say morom man bëri nax samay morom ñu ma mën a bëreel ñëpp samay morom tey jii amul kenn ku si mérito gën ma bëreex sumay mag amul kenn laa benn doo lim benn mbër nga ne moo ma gën a mérito bëreex sumay mag donc man si c'est-à-dire seen division ñoom bu ñu nekkee 2e division man ma nekk 3e division man jóge naa 3e division nekk ci ñoom mun neex leen dañuy bëre mun naxari leen dañuy bëre. 100% bi comme ni ma koy gisee ci yeneen écrits yi. ñu koy wax ay mel ni Parcelles. mu mel ni Pikine ay Géejawaay est-ce que yéen a ngi dund 100% bi fii nii. waaw non peut-être ñeneen Parcelles wala Géejawaay wala ñeneen loolu ñoom seen yëf la mais ñun tamit suñu yëf ñoo ko moom te fii c'est-à-dire ñun nekkuñu 100% fi nekkul dëkku dox daje c'est-à-dire ñun ñëpp ñoo bokk donc suñu 100% du ñun ñoo ko créé deret la ba pare. après leneen li soog a ñëw te wax dëgg yàlla fii ñëpp benn lañ preuve que man su may génne te ngéej gëppay nekk sama ginnaaw bu gàmmu di génne noonu limousine di génne noonu bu amaneex di génne noonu moo jaxate Tidiane Faye xam nga góor gi étudiant salañ ñëpp benn lañ képp ku fi génne daal ñun noonu la ñuy doxee ku fi génne di dem bëri ji mooy nekk leaderu Tëngéej ba keneen ñëw waaw. dañuy dugg ci benn question d'actualité lu ma ne question d'actualité ci làmb ji la ba léegi ci yéen la bokk. muy roi des arènes keroog bi ñu koy bëree couronne bi fi mu ne nii mën nañ ne njëbbi na Parcelles. lamb jooju d'après ni nga ko mën a jàngatee ndax combat bi doonoon na lu yomb ci yow d'abord ni nga ko gisee. combat bi non combat moom du yomb quoi combat du yomb combat la woon comme yeneen combat yi quoi après titre roi des arènes bi rek leneen la quoi mais te aussi képp ku nekk mbër da ngay rêver pour indil ko sa dëkk. parce que maanaam ku ko mënti yor rek. làmb mënatul c'est-à-dire bind nga sa histoire ci archive làmb combat la Eumeu Sène mës nañ bëre Modou Lo daan ko donc aussi Eumeu mayaat ko avantage pour ñu bërewaat aussi Modou Lo aussi saisir sens boobu parce que njëkkoon na ko def ci Bombardier mu raté mu ñëw tamit xam nga saisir ko donc loolu yëpp làmb la daal. combat bi daa mel ni dafa doon lu xaw a yomb te gaaw est-ce que mystiquement feeñut foofu. non yooyu ay wax la rek ay waxu mystique yooyu noonu Eumeu Sène ku xam Eumeu Sène ni mu mel. wala ak Modou Lo ni mu mel c'est-à-dire ba ñu dalee bëre ba léegi doo taxaw nga naan ay musique ak lii ak lii ak lii ka man moo daan làmb loolu rek a fa am quoi kii man mooy daan waaw. duñ dellusiwaatee tuuti ci ginnaaw li dale ci ñoom Manga 2 Tyson ak Yékini téye na couronne bi 15 ans. jamono ju léegi est-ce que am nga yaakaar ne kenn mën naa téye couronne bi ba def ci 2 ans yu mat. bon waaw mën na nekk de man sans dépenser que koy téye rek xam nga làmb moom comme ni la nga waxee. jamono jooju làmb ak jamono ji làmb lu benn boo xoolee boobu làmb dafa rafle woon mbër par rapport ak jamono ji tey jii dëkk boo dem la fa nekk ci mbër mënoo ko compter boobu boo daan dem Pikine benn mbër ngay wax ci jamono jooju Tyson moo fi nekkoon
te Tyson sax moom bi muy ñëw fekk nañuy xaw a jël à suuti ak Yékini aussi boo xoolee carrière am boo xoolee def na ren bi mu jëlee roi des arènes bi yàgg na si moom su mu juumul def na 7 ans xaw ma ko quelque pour ñu récupérer roi des arènes mais ñan la doon bëreel aussi boo xoolee Yékini Bombardier la fi bëreel daan ko 3 fois bëreex Tyson daan ko 2 fois bëreex Balla Gaye daan ko 2 fois loolu rek boo xoolee ñaata combat du xaw ma 7 xaw ma 8 combat te ñoom ñëpp benn combat lañ daan bëre par at te boo xoolee léegi génération bi ñoo leen bariwuñu quoi mais ñoo leen ëpp quoi tey boo xoolee ñii mënantewuñu boo xoolee ñi comme ñi kenn daan mënee ñëpp amul si làmb ji quoi amul ci. mais couronne bi am nga yaakaar ne mën naa yàgg Parcelles. waaw làmb moo xam nga kenn xamul lan la mooy da ngay dem di bëri ji rek da ngay bëri tey nga daanu suba nga daanu xam nga ni ma la làmb la na mbëri bëri seen biir mais làmb ji comme ni mu koy waxee rek dégg naa suma benn frère di ko wax guy gi gars yi nañ ubbeeku ñu bëri suñu biir c'est-à-dire loolu mooy yoon mooy boo xoolee Balla Gaye Modou Lo ñooy bëri Modou Lo Eumeu Sène Balla Gaye Eumeu Sène ba kaña gars yi nañ ubbi xajal booy nañ def mag ak rek ñu bëri dafa jot boo xoolee 2010 ba léegi 9 ans ñoom ñooy bëri seen biir nañ ubbi làmb ji gars yi bëri seen biir Ama Boy Niang Tapha Tine gars yi ak si nañu bëri suñu biir ñi war a bëri nañu bëri loolooy làmb ji mais moo daanta lan moo ko teree bëri ak ñun suñu génération quoi du dama ko ciblé lan moo ko teree bëri ak ñun c'est-à-dire mënoo fi toog di bëre di daan gars yi di bëre di daan nga ne yow doo bëri ak ñoom di année balance rek. gis nañ fi ñu def année balance xaw ma dañ leen a xeeb aussi moo tax jëluñu ñenn ñi. non mooy li ma la wax rek c'est-à-dire làmba ji nekkul c'est-à-dire gars yi taamunte bi ragal la nekkul leneen ku si nekk laa la wax soo am promoteur yi ñoo ngi proposé mbëri ay combat xam nga li ma la wax mais promoteur yi aussi dañ leen wax ñoom tamit nañu gën a concentré aussi yi nga xam ne mooy combat ñu def ko xam nga li ma la wax parce que tey ji boo amee sa benn mbër si ruxa rek di ko utal yoon ak yooyu noonu am na foo xam ne boo fa dal na fi ñu bari am na ñoo xam ne boo fa àggee mënatoo romb donc gars yi nañu bëri suñu biir ñi war a bëri suñu biir xamante nañ palmarès dafay boole nit ci làmb yaa ngi dégg la ma dayoo dafay boole nit ci làmb te loolu yëpp moo ngi ci ñun donc gars yi nañu jël ñu bëre loolu mooy yoon. moo mënante bi nga wax sànq foofu laa desane doo xool ñett ñi daa mel ni kenn ci mënut sa morom sax mu di Modou Lo Eumeu Sène Balla Gaye doo xool ku ne daane nga sa morom ñetti yoon. waaye non c'est-à-dire su demoon bëgg leen a détaché tegal leen benn kii nga foog ne comme ñoom ñett leen. non déedéet du ay ñoom ñett moomuñu làmba ji ñëpp ko moom. dañ non c'est-à-dire dañ ko war a ubbi ñu bëre parce que tamit ñun bu ñu liggéey dañu bëgg a dem ci kanam mais Balla Gaye Modou Lo Eumeu Sène ñooy bëri si làmba ji ñoom rek boo xoolee ñaata at ñoom ñooy bëri seen biir donc làmba ji nañ ko ubbi gars yi bëri loolu mooy yoon nañ ubbi làmba ji gars yi fekkante parce que ñoom tamit seen mag dañ leen mayoon sens pour ñu bëre donc ñoom tamit nañu delloo loolu gars yi nañu ubbi gars yi bëre waaw loolu mooy yoon quoi. am na solo pare nga pour du kii jëlaloon rakk ji revanche di nga jël combat boobu muy jët bi. non pare ma pour jël combat boobu de moo ko jël. lu tax. non daray làmb boolewuñu moo tax du ma ko jël. non daray làmb moo ñu boolewul du xeeb du ragal du loolu mais lu ma parewul pour jël dama wax carrément parewu ma pour jël ko wax dëgg yàlla loolu parewu ma pour jël ko quoi da ngay teg sama palmarès ak palmarèsam ña ma bëreel ak ña mu bëreel da ngay xam ne làmb boolewuñu. combat la pare naa pour bëreek moom wax dëgg yàlla pare naa bu dul combat yooyu ñaanuma ne balance mais bu dul combat wax dëgg yàlla yenn combat yi du ma bëri wax dëgg yàlla. doomu Dangu du ma bëggoon a xam ci combat est-ce que am na foo xam ne mos ngaa sentir atteindre nañ la mystiquement jàppale ci gàll. yooyu ay détails la rek yooyu ay wax la rek ay mystique ak yooyu parce que xel sax yéenewul maanaam c'est-à-dire nga ñu jox la avance nga ànd ak say mbokk wàcc kii ànd ak ay mbokkam wàcc. nga wax signature lu nekk nga ñëw ñu daan la nga naan ay mystique ak yooyu noonu man boo gëwma yooyu ku ma daan yaa ma man ku ma daan maa la man foofu laa teg làmb mais quant à ay mystique c'est-à-dire boo fi ñëwee nga ne dañ la jàppe mystique yow ak loolu yow ak say sëriñ la yaa ngi dégg la mais man ku ma daan yaa ma man mais ay affaire de mystique ak yooyu noonu ku fi nekk ne am na loo yaakaar te lañ la digal da nga koy def donc suñ la daanee rek xamal ne dañ la war a daan waaw. waaw comme ni ma koy waxee rek man balaa may sori balaa may tëj wax ji samay moroom te dama dugg si ñoom
nañ ma jël quoi ñoom xam nañ seen bopp liwu ma kenn nag mais nañ ma jël beneen bi mooy maa ngi comme que dañ jóge ci combat ak saison aussi bu metti maa ngi sant ñëpp di gërëm ñëpp parce que man comme ni ma waxee doomu dëkk laa doomu penc laa ñay sonn ci man dafa bari lool du ñàkk nag yu ñu amee opportunité yu mel nii gaa ko mën nañu dajale lépp mais occasion la tey jii ñu lancé ci benn message comme ku ci mel ni ko suma grand bi Mbaye Sall la nit ku baax la xam nga suma lépp la suma ñaari gars yi wës ak Mass di la musculation taabaan suma entraîneur physique aussi suma entraîneur musculation bolo suma entraîneur physique taabaan maa ngi koy gërëm bu baax di gërëm dàngu famille yëpp ñël nuyoo bi rek teg ko ci loxo président bi Pape Mass Ibou Guèye maa ngi leen di gërëm bu baax ak suñu président équipe As Guèye suñu secrétaire général aussi maam ñaaw maa ngi koy bégee dàngu famille dama ko teg ci Pape Mass ak Ibou Guèye Ibou Ciss Sora maa ngi nuyu képp ku nekk dàngu suma staff xam ne dañuy sonn ci man su baax ngoon. ngeen amoon ñoo ko mbër mi ñu naan ko doomu dàngu comme niñ ko faral di def ak yeneen mbër yi bu ma bëggoon nga tàggatool ma benn bàkku boo may maam góor gi jaay nga may wala kan boo may benn bàkku. bàkku laa lay may ñun ay mbëru moderne nañ leen léegi de yow laay déglu fi nga dugg day na waar de est-ce que duma ko lef rek xam nga ñu ne ay mbëru moderne nañ leen quoi yooyu moom am na ñu si tane non li moom mënu ko yooyu boo doon ko seet fii gars yi ay Tafa Gueye 2 ñoo ko mën de ñoo ko mën de ay Tafa ay 2 ay laasana waaw non dinañ da kay laaj sax da kay laaj mais xam nga mbëru moderne yi léegi boo xoolee gars yi tuusatuñ sax dañuy fecc rek dem seen yoon donc xam nga loolu maa xalab incha allah beneen émission dama ko dina fekk moom waaw amul ragal waaw mais ñu ngi kontaan nañ ci affaire bi ñu ngi leen di maasaw aussi ci dérangement bi waaw di leen bëggee bu baax nag waaw di bëggee aussi dàngu ñëpp mënuma lim kenn rek comme ni ma koy waxee mag ba ndaw maa ngi gërëm ñëpp su may dëkkandoo aussi sonn nañ ci combat bi suñu waa kër sonn nañ ci combat ak aussi ñoo xam ne mënuma leen fàtte parce que saa bu ma génnee dama leen di suma ginnaaw muy famille Ngomeen ñoom Aziz Momori njàppali père Masu Ngom ñu ngi koy ñaanal gudd fan ak wér parce que ñooñu aussi dañoo bokk ci ñun suma benn frère aussi Badou Yax ñooy bëri moo yëkkati otom ne ma demal xam nga li ma la wax ñu ngi koy bége bu baax a baax Pape Malick aussi suma benn frère aussi dafa laaxu ñu ngi koy ñaanal mu gudd fan ñu ngi koy ñaanal astafurlah ñu ngi koy ñaanal fi mu nekk gënal ko fii Pape Malick dañu bëri yàlla def samedi dimanche lundi suñu borom moom ko donc ñu ngi koy ñaanal fi mu nekk gënal ko fii frère one love